moi je m'appelle Ousmane Bob. Je suis habitant du village de Félir. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes là donc pour fustiger donc de notre situation, donc de la précarité, des difficultés dont nous vivons ici donc dans le village de Félir. Voilà, donc nous disons que donc tout a commencé donc depuis la construction donc de ce port là, donc de Ndahonga. Donc et on dit que donc pour la construction de ce port là, donc c'est nous le village de Félir donc qui alimentait ce port là donc en eau. Donc ils avaient besoin de l'eau, donc ils sont venus ici donc pour avoir de l'eau et c'est nous qui avons alimenté donc ce port là en eau donc jusqu'à son inauguration donc en 2015, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc ils nous avaient promis donc de réfectionner donc le château d'eau qui est dans ce village là. Mais depuis lors, donc nous n'avons rien vu et ils ont terminé et ils sont partis. C'est une jafe-jafe dëkk nekk jafe-jafe boo xamante ne wax dëgg fa yàlla biñ koy jànkoonteeg léegi yàgg na te bëgg nañ ci itam ku ñu ci dimbale ki ñu ciy dimbale mooy état la ñuy woo si suñu dëkk bi ñu commencé ko bi port bi di commencé fii liggéey dañ fi ñëwoon am ñu lu ñu digoon ci wàllu ndox mi ñu war a liggéeyee bañ ko liggéey ak léegi itam defuñ ci dara indi lu ñu fi tus lañ ñu waxoon. dëkk bi mooy Félir xale yu góor yi nekk ci dëkk bi yépp amuñ benn xëy amuñ jàppuñ ci dara te ay am nañu ministre am na ñuy defar gaal am nañ maçon am nañ façon yu métier boo gis am nañ ko ñoom ci xale yi ndax dañ jàng mais amuñ ci dara ñun daal dañ mel ni dañ ñu beddi dañ mel ni ñun waa Félir dëkkuñ ci réew mi bokkuñ ci réew mi bokk ñun noonu lañ ko jàppee ndax boolewuñu ci dara. Le village là donc il est créé en 1873. Donc il fait partie donc de la commune de Djinra dans le département de Foundiougne et dans la région de Fatick. Donc c'est un village qui est dépourvu de tout. C'est un village qui manque de tout. dëkk bi ñu xam ne ñun lépp lu fi nekk muy état ku nekku ci état ñu xam ne suñu dëkk bi ñu ñoo ko defaral suñu bopp loo xamante ne mun nga wax ne lii état moo ko def ci Félir ñu nangu gisaguñ ko fi rawatina fii nga taxaw am déet ñoo koy cotiser ñooy buubi suuf si ñooy indi lépp ba fii jumaa ji mu toll jumaa ju rafetee nii ñu ne la dañ koy cotiser si dëkk bi rek la am te moo de man damay wax ne ñun état mooy jëriñu si suñu dëkk bi mais ñun état jëriñuñu état mooy jëriñu ci dëkk bii di Félir mais jëriñu gisuñu ñun suñ bopp ci nguuru état bi soxla nañu courant mënuñ koo am te boo dee fii ñu nekk nii amul dëkk bu ko gën a jege courant amul am déet 1 kilomètre bi manque 2 kilomètres bi manqué na tuuti tey mënuñu am courant. kon nag waloon nañuy boole ci lépp luñ ekkati ci réew mi rek war nañu ci boole war nañu tudd fuñ tuddee dëkk yi rek war nañu fay tudd Fatick gi buñ ko tuddee bay jàll Foundiougne bay jàll ca gannaaw ñoom baatook yeneen ak yeneen wax dëggum yàlla bàyyi Foundiougne metti nañu courant war nañ koo am wax dëggum yàlla boo gisee piili Fatick bi moo jàlloon Foundiougne mais léegi jàllatul Foundiougne dindi nañ ko te li ma dégg waa Foundiougne ñu ngi taal lamp foog naa ne ci Kaolack lañ jëlee ndox ñun ñoo ko joxoon waa Ndahonga ñu liggéey ci port bi ba mu jeex ñu commencé waa seen soxla ndox ci ñun lay jógee ti dem ca ñoom kon nag waroon nañuy boole ñun ñu am courant lañ bëgg continuer fi mu ne nii biig ayewuñu ñale ñoo ay quartier boobu par ay aylo la ñuy def par ay aylo buñ defee par ay aylo buñ amee ay bëgg nañu frigo am nañu frigo mais mun ta dox dañuy dem Foundiougne di jëndi galaas di ñëw. te moo de lii ñu taxawal fii mu yànjee nii li ko liggéey fii la jóge ko te benn jeunesse bu fi jóge ko dem di liggéey foofu amul. ñun dañoo bëgg Macky Sall président de la République du Sénégal nekkul pour Félir kese de mu walluñu ci courant ak yoon li ci des ñu mun nañ koo liggéey suñ bopp courant ak yoon bu dugg si fii ñun li ci des mun nañ koo liggéey suñ bopp
te moo am na fi ay nit ñoo xamante ne moom xam na leen te ñu ngi fii si dëkk bi fii di dund. tey suñu jafe-jafe mooy tey fii ñu toll soxlawuñu rond-point fii naan fu ñuy wàccee ñun ñëw fii ñun courant bu dugg si biir dëkk bi ak yoon bu dugg si biir dëkk bi lañ bëgg siinoo suñ ndox mi dootul dem fële dañ koy couper ba état fekk suñu fii ba état ñëw fekk suñu fii te yow gis nga dëkk bi wër nga fi loo mun a gis ne lii lu état def la muy njëriñu dëkk bi ñu ciy liggéey suñu doom di ci liggéey amu fi lépp ñu koy defal suñu bopp. forage bi kazalika courant bi ngay gis fii ngay gis poté lampe yi ñun ñooy cotiser ay 3000 ay 2500 ay 7000 pour mun a jënd gasoil pour mun a dawal courant bi nu mu waree te ku ne xam na ne doomu aadama ci moment bi ñu toll rawatina koor gi soxla nga courant amuñu courant nag di bëgg a utiliser suñu ndox mi suñu sottee bii gis nga ko boo rëtul loolu lañ dul nangooti nag fu mu toll nii dañuy couper ndox mi jëm fële parce que ñoo ko liggéey suñu bopp. lii mooy li nga xamante nag la ñuy ñaan Macky mu taxawul ñu ci ñu am yoon bu dugg si biir dëkk bi am courant bu yegg si fii luñ bëgg ñun mën nañ ko liggéey sañ bopp. seetal jumaa ji nu mu toll sëriñ bi ñu ne la ay 15000 ay 10000 ay 7000 bonne volonté yi ku nekk indi li nga ba mu toll fii suñ ne la si dëkk ndox yëpp am na jumaa ju mel nii amul te dañ koo cotiser kon ñun ay jàmbaar lañu suñu jàmbaarte gi nag waaw dañoo bëgg président de la république xam ne ñun ay jàmbaar lañu xaarul lum ñu jox ñun nañu defaral li nga xamante ne moom la ñu war a am ci moom li si des sa kër ba mu rafet ñun ñoo koy defaral suñu bopp suñu kër yi ñoo koy baleel suñu bopp suñu dépasse yi ñoo koy gérer suñu bopp courant ak yoon lañ bëgg te bàyyi di ñuy nax